Nda numéro 2 war a dajeeg Zootechnique Petit Ba war a dajeeg Ngel Jonn Bmax war a dajeeg Leuz Cheikh numéro 2 war a dajeeg Jëmm Ji Étoile bu Jolof war a dajeeg Albouri Sessène Cheikh Bari war a dajeeg Zal Koña Kati Junior war a dajeeg Soq numéro 2 mbokk yi bis baa ngi noonu samedi le 26 janvier drapeau Papa Ndiaye Aïda Mbuub drapeau Bada Mbaye yéen sponsor la àndal Sococim Zanar Assurance soxna na fi Fallou Fall Tampico mu fas yéene ànd ak DTV. mbokk yi asalaamaaleykum 19h jot na ca pont bu l'émergence jàpp ca Patte d'Oie asalaamaaleykum li gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci lu soxal génn gàdduna Ahmed Bachir Kounta inna illahi wa inna ilayhi raji'un moom moomee nag nekkoon taskatu xibaar ñu ràññee woon ko loolu ci kër ko taskatu xibaar bi di RTS tey jii nag daan nañ def levée de corps bi dinañ ko def boog ëllëg ci àjjuma ji ci hôpital principal bu Ndakaaru moom moomee nag ñu nar koo jëbal boromam ca Ndiassane ca RTS nag ga mu doon liggéeyee foofee daan nañ fa def wërngël ngir nag taataan ay kàddu yu seede ci jëmu ju baax joojee daan ci dikk ci biir xibaar yi. ñaari néew la ñuy fekk nag ca pont bu l'émergence ca suufu canal ba foofee nag ginnaaw ba ñu jàppee ne nag ñoom ñi doonte xàmmewuñ leen waaye jàpp nañ ne ay defkati ñaaw tëf lañ woon yoo xam nag làquwaay lañ defoon foofee daan fa toog daanaka sax doowuñ dem seen i kër waral nag fi mu nekk nii ñàkk kaaraange ga wërngal barab boobee askan wi di ci nag wut boolu saafara. ca université bu Thiès daanaka agent ya nekk foofee di fa liggéey di kurus maanaam ñooy lekk ak dundunu ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi seen naqaru xol la ñu fësal tey jamono ji nag mooy lañ leen di fay daal na la ko yàlla nëbbu mënul faj seen i soxla war a ñu woo kilifa yi ñu àddu ci mbir mi. juróom-ñeenteelu forum mondial bu ndox maanaam jëmale ko ci wàllum ndox ci atum 2021 daal ci Dakar bëgg nañ daal fépp fu mën di bu askan mën a nekk rek ndox moomee mën caa jot ni rawatina ca kaw ga waral daanaka ña ngi koy waajal bu baax xool ñan la ñu mën a jaar yeneen ci ponk lañ ci boole xibaar yi buur ci kanam ñu faram fàcce ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci yaatale xibaar yi 19h yi wax nañ ko sànq ci njëlbel bokk na ci tiis yu métti yi daal bërëbu taskatu xibaar yi dalit këru diine yi ndax it Njaasaan la daanaka fekk baax moom Cheikh Ahmed Bachir Kounta ñu ràññee woon ko loolu ci këru gee mu daan liggéey di RTS bërëbu taskatu xibaar boobee mu mel ne nag doxantu nañ fa ngir nag xool si kàddu yu seede yi nga xam nag wadde na fa jëm ci jëmm joojee wàcc liggéey tey wujji boromam gannaaw ba mu làqee juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay at nekkoon koo xam ne tam ràññee woon nañ lool ab taxawaayam ci réew mi maanaam régulateur social ñu ànd ceeg Safiatou Koli. naxar ak tiis la waa RTS yeewoo ku ci nekk am li la métti bi nga yëgee génnum àdduna bu Ahmed Bachir Kounta muy ku yëg nit waaye it ku xamoon nu muy doxale ak nit ñi. soxna dafa teel a gaañu. donc bi mu génnee àdduna ci ñi ma njëkk a gis Bachir Kounta ci la bokk donc loolu muy ay mbir yoo xam ne il faut nga am kóllëre pour mën a def yu mel noonu. am solo dem na ku am fit dem na ku am xam-xam dem na ku am pas-pas ci liggéey dem na. parce que Ahmed Bachir Kounta puso la day ñaw. tolluwaay góor gi nag kenn mënu ko natt lim doon jiital nag mooy jàmm ak dëgg ci émission biñ ko jagleel mu daan faxal di delloo xelu ñii di askan wi. ku suufeel boppam la Ahmed Bachir Kounta xamul ku am ak ku ñàkk xamul mag ak ndaw je veux dire que jox na cër ñépp. digganteem ak ñuy liggéey ci RTS nekk itamit lu ñu rafetlu. Ahmed Bachir Kounta daanu loon def xaaj ak seen ci liggéeykat bi ak patron bi. liggéey na RTS ba retraité te mosu fi ñëw di laaj kenn lenn au contraire te boolewul dara ko wax li ñuy retenir ci moom nag mooy koo xam ne dafa mënoon a kaf mënoon a fo mënoon a ree te jigéen yépp ay chériam lañ. Ahmed Bachir Kounta lu nekk ci alquran bind yi luñ ci bind moom la doon wax
amul nëpp-nëppal amul raay xoolul ñii dinañ ma mere ñii dinañ kontaan ci man déedéet. gannaaw bi ñu yëglee génnum àdduna bu Ahmed Bachir Kounta ku nekk di seede ci moom lii di levée du corps bi ñu nar koo amal ci hôpital principal bu Dakar waaye ñu nar koo jenc ca Ndiassane fi nga xamante ni fa la bayee ko. ci jëmm jooje góor googe la ñuy desandi ba tey Safiatou Koli moom moomee Cheikh Ahmed Bachir Kounta fan la doore moom démb ak tey liggéey boobee mu doon def ana nan la fay teg naka la ko doon defee loolee ab jaajaaram boo xamante ni kii di Pape Ousmane Cissé dikkal nañu ci. Ahmed Bachir Kounta di journaliste bu ràññeeku lool nekk it grand reporter ci wàllu tàggat yaram ci atum 1960 jàpp 1970 daanaka sax mooy reporter bi njëkk ci jamonoy ORTS ginnaaw ba fa Alassane Ndiaye Alou jóge président Léopold Sédar Senghor moo ko jëlee ci Saint-Louis di gox ba mu fekk baax ci la demee ci rajo bi daal di nag jiite équipe reporter lii di Jeux Amitié 1963. Celui qui est à gauche construit en hauteur. À sa droite, on construit en hauteur. Derrière, on construit en hauteur. Lui, il n'a pas les moyens de le faire. Il est dans un trou, privé de sa part, n'est-ce pas, d'oxygène, de lumière. Or, la religion régule tout cela. ginnaaw ci atum 1965 ci lañ ko affecté fii ci Ndakaaru ginnaaw gi te la nekk ca RTS ba ni muy wàcceeb ab liggéey ginnaaw li nga xamante ni moo aju ci reportage yu mu doon def ci wàllu tàggat yaram moo nekk it rédacteur en chef ñu dénk ko lépp lu aju ci wàllu information di xibaar ak it programme yi nga xamante ni moo doon bàyyeekoo ca chaîne nationale bi mu jiit doon yëngatu ci wàllu politique naka noonu ci wàllu diine. Le Coran, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, nous incite au respect du voisin. ak it ci mbirum syndicalisme mu boole nag ay dompal tànk yu uute ca rajo ba ca ORTS ginnaaw gi it ba ca RTS carrière am yépp mu def ko ca RTS bi mu jëlee retraitam ci la nag daal di door ci atum 1992 ab agence de communication agence boobee sax mu mujj nag ay activité am jëm ci wàllu journalisme mu daal di koy nag tàggatémbeel ginnaaw gi ci la ñu ko def sénateur agence am boobee sax moo jur journal bi di Vision moom agence bi sax ba léegi mu ngi wéy di continuer ay activités am moom ba ñu dissoudre li nga xamante ni mooy Sénat bi ci la dooraat ay liggéeyam jëm ci li nga xamante ni moom lañ ko xamee di tasum xibaar ci atum 2014 ci la ñu ko jëbbale raaya bi di Grand Croix de l'Ordre national du mérite moom nag ñu ràññee ko lool ci ëttu këru diine yi ci wàllum tasum xibaar ak lépp lu aju ci wàllu politico institutionnel di journaliste bu xarañ lool doonoon métier am nekkit ku yore woon kaddu njabootu Xadriya di Ndiassane nekkit ancien sénateur Ahmed Bachir Kounta doon it koo xamante ni ku ñeme dëgg la musuta sol ay gants ngir fësal la nga xamante ni moom la gëm. La société a des problèmes et il faut que chaque Sénégalais soit conscient de ça. mangoo ko di Cheikh Ahmed Bachir Kounta muy dëddu tey wuy ci boromam wàccub liggéey loolee nag groupe Excaf Télécom ca kilifa ga ba wàcc ba ci suufa suuf ñëpp jël nañ seenum njàll jëbbal ko ak njabootam te ñaan yàlla suñu borom mi borom lépp di borom yërmande yërëm ko yàlla na sara xam yàgg seen loxo ñoom njabootam. leneen ci xibaar bokk na ci wax naa ko ca njëlbal mooy musiba ma bakkuma bu ñu nemmeeku tey ca suufu pont bu fële di pont bu l'émergence foofee am na canal bu mu dendal ñaari néew lañ fa roccee génne leen fa tey mu mel ne nag élément ngi sapeur pompier ñoo def liggéey bu ni mel ñooñu nag jàpp nañ ne yàgg nañ fa ñu gis it ne bërëbu dëkkuwaay lañ ko defoon ndax it def kati ñaawteef lañu woon lu ci mën di am daal askan wa fay yeewoo jamono ji daanaka seen ëllëg alam na leen ndax it nag ñi ngi ci guddi gu bët setagul la ñu bëgg mooy kaaraange gu mat sënkam ci seen dëkkuwaay yi ñu ànd ceek Abdoulaye Wadianga. ñaari nit ñu ñàkk seen bakkan mooy bilan découverte macabre bu am ci alxamis bile ca pont de l'émergence dispositif sécuritaire bu am solo lañ fa daal di yóbbu lu jëm ci ay sapeur pompier police scientifique wala gendarmerie ñëpp dañ leen daal di yëbal ci bërëb ba ci ay booru 12 heures dañoo rekk daal di xaar lu mat benn waxtu ngir ñu mën a gis benn corps boo xam ne corps sans vie la ñu toog tamit yeneen ci ay simili ñu daal di génnee beneen corps ci bile canal lu ni mel tax ba bile bilan toll ci ñaari nit ñoo xam ne dañoo ñàkk seen bakkan gannaaw liggéey bu am solo bu force de sécurité yi amal. bi mu duggee au bout de 50 mètres
ci la gis ñaari corps sans vie ba génnee ñaari corps yooyu nga xamante ne bii ñoom ñoo nekkoon ci biir tunnel. pourtant ñi nga xam ne ñoom ñoo yor nguur gi dañ leen daal di alerter ci bile mbir ay fan a ngi nii ñi ko defal di ay nit ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllum défense droit des enfants waaye nag benn initiative jëluñu ko woon lu ni mel nag lii di défenseur droit des enfants di ko ñaawlu bu baax a baax. keroog bi mbir bi amee it wax nañu ko kilifa yi parce que ñun ñoom la ñuy wax ni suñu xale yi de am na ñeent ñu ci gisul te bu loolu bu ñu leen koy yëgalee yàgg na waaw tey bu ñu nee nag ñu ngi jël xale yooyu day nekk mbetteel ci ñun parce que li nga xam ne ñu ngi koy def tey mënoon nañ ko def ayu bés yi weesu mais xaar ba nga xam ne ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñuy xeeñ ba ñu ne léegi ñi ñaa ngi xeeñ ñu del leen génne loolu li nga xam ne lu ñu ñaawlu la. mbirum ñàkkum kaaraange bi am ca pont de l'émergence jaaxal lool askan bu fay yeewoo moo tax ba ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk gox bile di sàkku rek ñu yokk kaaraange bi ci wetu bile pont. mbiru sécurité publique état moo ko yore état moo yore exclusivement sécurité publique am na ci nag pàcc boo xam ne jox nañ ko collectivité locale police municipale mais police municipale mooy fexe ba yoon yi nga xamante ne fa la nit ñuy war a jaar ñu bañ ko fatt ak yooyu mais sécurité moom état moo ko yore su dul woon loolu ay milice. buñ sukkandikoo ci suñuy xibaar ñi nga xam ne ñoom ñooy victime yi dañoo nekkoon ay agresseur ñoom gannaaw bu ñu defee seeni ñaawteef dañoo duggoon ci bile canal ñu nekk fa ay fan te génnuñu fa moo waral ba ñu mujjee ñàkk seen bakkan jamono jii ñu nekk ni kenn ràññeewu leen ñaari koor yi sax dañ ko daal di yóbbu ca l'hôpital ngir rek ñu def lii di autopsie. Abdoulaye Wadianga daal di jàll ba ca Thiès benn dëkk ñaari gaar foofee nag mu mel ne soxal na lool agent ya nga xam nag ña ngay liggéey ci mankaan bay saytu dundinu ndongo ya ca daara ju kawe ja ñuy wax kurus ñoom nag jamono ji wala bokk ñu ngi jégalu bokk na ci ñi nga xam nag ñoom ñooy ay à la retraité tey jamono joojee ñuy ràjjee woon leen maanaam dàqale woon leen ci l'armée gi ñoom nag dañoo am seen boolu njàmbat fësal ko démb ne nag ñoom ñaari milliards la ñuy sàkku ci nguur gi mu jox leen ko ndax président Macky Sall moo ko diggoon te digge bor la ñu jàpp ne nag loolee jot na ndax jamono ji seenug njaboot tas na ñu ci bëri ñu ngi wër di yenwaal amut xamatuñ seenug ëllëg sax yéem daanaka lu leen ëlëm la loolee démb la woon ci ngoon beneen jutaay xibaar da ngeen ko am bokk na ci lu soxol ni ma koy sànq ca Thiès foofee ñaari ay agent yu liggéey ca kurus maanaam ñoom ñooy saytu ndongo yi seenu dundin foofee ca daara ju kawe ja ñoom dañoo am lu leen metti lool ndax daal la ñu gis mooy lañ leen di fay na la ko yàlla nëbb ndax daanaka matul dara ba nga xam ne seen soxla dañ ko mën a faj rawatina nag ñeent ci weer ba tey mënuñ leen koo jëbbal jamono ji nag ñu yëglu gis ne càggante fu kilifa yi la bëgg nañ nag bu ci saafara amul ñoom bu ñu leen déggee rek bu mu leen bett ñu dem ba Thiès teewlu ci kenn ku yore seen kàddu di Mame Astou Faye ay kàddu ñu teewlu ko. danoo toog ba le 17 gisuñu suñuy salaire te explication bu normal bu jaadu tamit kenn waxuñu ko. salaire u décembre bi nga xamante ni nit ñi percevoir nañu ñii le 27 ñii le 21 ñun ñoo ngi fii bàyyi suñu bureau taxaw fii di yuuxu ndax ay salaire loo nga xamante ni jaaduwul normalul laaj nañu suñu direction li xew li ñu wax moom mooy que ni diggante finance ak trésor la mais li xew ci kurus yi dëggantaan moom mooy que ni dañ koo yan loo nga xamante ni attanu ko dañ koo jox budget ba nga xamante ni mënuñu koo fonctionnel et problème de gestion également dafay am. donc mënuñu ni étudiants yi lekk leen ci 250 ñëw leen faju ci fukki dërëm dem leen ci hôpital yi ñu jël leen en charge normal travailleurs yi fi nekk dinañ leen fay jox leen budget ya nga xamante ni mënul sax fay les repreneurs des restaurants wax ji yëpp moom mooy loolu wax ji yëpp moom mooy bu ñu budgétiser 8 mois de salaire mais 8 mois yooyu mënul fay 12 mois ñëpp xamoon nañu décembre fii lañ jëm te yegg si nañ ci démb ñoo ngi fi woon en sit-in defoon nañu 24 heures tey tamit ñoo ngi waat fii ñoo ngi fii di wax bu fekkente ni sunu salaire toog nañu 24 48 heures dara génnul dinañu déggaat te buñ ñu déggaatee dina romb taxaw fii ne ci direction bi di wax dinañ passer à l'étape supérieure dinañ ñu wax exactement ce qui se passe au niveau des finances et au niveau des trésors lan moo fa xew ba salaire bi mënul fexe ba génn ba tey le 17 ci mois bi ba ñi nga xamante ni toog nañ ñoom tamit 4 mois ñii toog ay weer ay pères de famille ñii ñu génn leen ci seen location ñii seen i doom dàq nañ leen ñu taxaw di xoole te dañuy liggéey te ñoo ngi liggéey nag na mu ko waree Crous bu Thiès ça fait plus de 5000 étudiants ñoo ngi fii Crous Thiès yi su fekkente ni bu dee état bi dafa wax ni politique sociale lay mëne
ni dafa bëgg jël en charge les étudiants seen solo seen hébergement seen restaurant seen faju santé ba pare mesures ya ca war defuñu ko bu dekkante ni Crous Thiès dañ fi taxaw nii rek comme ça comme un dessin animé mais mieux valait ñu bañ ko créer su fekkante dañ koy créer joxuñu ko budget bu normal ba pare nañ koy gérer tamit mooy loolu mais nañ wax li fi xew ñun on n'est pas là pour payer les pots cassés. Mangok di woon ñay liggéey ca Crous bu Thiès doon fësal seen boolu njàmbate kay payeeru salaire yu tagga témbe jamono boobu nag pour ñu ngay wax nag ne Sénégal def na jóg yu am solo ci liggéey wàllum bonne gouvernance ci yorin gu baax loolee waral nag ñu gis ne am na ci liggéey boo xamante ni fala bu dee ñu fësal ko ci nañuy doxalee moo waral ñu war cee teewlu ki nga xam nag moo di Omar El Foutiyou Ba ay kàddum Codé Ndiaye moo ko taataan. comme ni ko nawleem yi nekk ca kujje ba defee maître Madické Niang daal dinay doxantu ca quartier général bu taxawu Sénégal ngir nemmiku yàqu-yàqu yi nga xam ni am na fa ginnaaw ba ñuy di xalifiste yi doon jàmmarloo ak takku der yi moom bi les candidats di ko ñaawlu waaye itam di xamle ni li ni mel du lenn lu dul ab vengeance. pour force de l'ordre yi nag warul dem di venger wu loo xam ni nit sax warul venger wu yoon dafa bañ vengeance asamaak soo dee force de l'ordre loo xam ne mi nga am fale sa VDN ba nga ñëw fekk siège Khalifa Sall dëkk attaqué def si jëf ju ñaaw ji wax dëgg yàlla Sénégal dellu na gannaaw. mu takku rek ba dëgër ngir jële fi nguur gi fi nekk maître Madické Niang di xamlewaat ni moom ak kuréel bi ëmb ñi féete ci kujje gi di C25 ñoo bokk bi le xeex. opposition bi laa bokk te ku ma xam ni xam góor goo xam ni lu ma wax moom lay def. lu ma wax moom laay gëm ànd naag opposition bi C25 si décision yu nu jël yëpp nanu jug taxaw bañ li nu Macky Sall teg jug taxaw bañ li nu Macky Sall teg ak gouvernement am loolu constitution Sénégal moo nu ko may. su fekkee ni sax li mu jàpp mooy tënku ci lépp loo xamante ni kuréel bi di C25 daal dina koy tëral moom mi fi nekkoon président bu groupe parlementaire liberté et démocratie dàq na lépp lu jëm ci boycotté élection yu ñu jëm. bu nu may Macky Sall. buntu boo xam ni dana ni ñii dan may yombal yëf yi am na lu gën baax report des élections nan ko jug jàmbaarloog moom ànd seeg peuple bi ba mu nangu li nu bëgg ba élection yi aw yoon ñu jële ko fi. suñu sukkandikoo ci ay kàddoom moom maître Madické Niang askan bi dinañu taxaw ngir xeex li nga xam ni moom la duppee ab nooteel te jóge ci nguur gi muy sàkku ci procureur mu jug taxaw ngir leeral mbir mi. kooku di woon Chanta Badji ñu ngi jégalu ci ak njuumte la jëm si suñu coobare bokk na ci li nga xam ne moo di maître Madické Niang naqaru gam doon naqarlu nañu caxat-caxatee mankaanu jaraaf Ndakaar ba woon di Khalifa Ababacar Sall di sàkku ci procureur de la République mu daal di ci addu daal ci sëb loxo maanaam autosaisir bokk na ci ba tey ci xibaar yi soxal na ni ma ko waxee sànq li nga xam ne moom moo di agent yi nga xam ne ñoo nekk fële ci rek ca Crous ñoom dañoo am lu leen metti mooy élément bi nga gis sànq waaye bokk na ci jamono ba ñu gis ni ñoom lii di Sénégal am na jéego yu am solo ci wàllum bonne gouvernance du samay kàddu nag kay yi nga xam nag mooy secrétaire général bu mankaan ba ñuy dénk wàllum bonne gouvernance moo ko xamle di ab kayit bu mu tënk ne kat jéego yu am solo lañ ci def kayit googee nag jébbal na ko Codé Ndiaye. ñu ngi ci lu tudd processus du partenariat pour le gouvernement ouvert bi nga xam ni liñ ci ut mooy ay pays yu bëri bëgg nañ ci dugg te dugguñ ci ñun nag nekk nañ ci 14 pays africains yi nga xam ne bokk nañ ci léegi nag li ñu mettre en avant mooy engagement citoyen nit ñi nañu mën en tout cas nañ leen mën présenter loo xam ne ñoom dinañ ci mën joxe seen i xalaat est-ce que loolu ñu ngi koy def loolu mooy engagement citoyen beneen bi mooy transparence su budget bi est-ce que budget bi ñu ngi koy wasaare beneen bi mooy information bi est-ce que mu ngi jàll mooy accès à l'information beneen bi mooy koo xam ne dañ ko jox ndombu tànk en tout cas ci am na nu muy toll mu war a wax en fait moom lu mu yore ak suy génn aussi lan la amagum. ci gàttal daal mën naa leen wax déjà li nga xam ne nit ñi noonu la ñuy xoolee suñu jëlee norme ITIE ñun ñooy mooy industrie extractive ñun ñooy premier en Afrique suñu jëlee indice de perception de la corruption ñooy premier en UEMOA et 3e CEDEAO suñu jëlee indice moo Ibrahim génnuñu 10 premières places yi depuis 4 ans. mangook bokk na ci juróom-ñeenteelu forum bi nga xam nag Sénégal moo ko war a dalloo ñoom nag lañ ca war a waxtaanee mooy ndox nag nekk loo xam nag yenn saa yi day nekk tumuranke ci askan wi ci Ndakaaru kaw gi war na ñuy nekkat am na liggéey bu ñu nekk boo xam ne ngir waajal fii ak atum 2021 ci forum boobee buñ ci jógee ndox moom xawma leen waaye leneen la ñuy laaj lu dul ndox Philomène Tine. Sénégal moo nar a dalal juróom-ñeenteelu forum mondial de l'eau ci weeru mars atum 2019 loolee tax mu nekk ci waajtaay yi te fas yéene ci andi ay coppite yu yees. dafa am lu ñuy tuddee forum mondial de l'eau forum boo xam ne àddina si yëpp ñoo ko bokk
bii mooy nekk juróom-ñeenteeli édition bi parce que forum bi ñetti at yu nekk lañ koy organiser ñu ne ñun dañu bëgg organiser ko ci turi Afrique yépp moo taxoon ñu ne dañuy seet lu bees loo xam ne danañ ko dugal ci forum bi ñun ñu ne ci biir préparation yi ñun dañu bëgg mu am ay projets yoo xam ne dañ koy génnee pour am ay partenariats yoo xam ne danañ ci taxaw ba projet yooyu ñu liggéey ko mu am ay résultats yoo xam ne bu ñëwee ba mars 2021 ñu mën koo wone. forum boobu nag dina laal lépp lu ëmb jëfandikoo ndox. dañu ne d'abord sécurité de l'eau maanaam naka la ñuy defee ay pexe ba nga xam ne ndox mi war a ñëw ci nit ñi ñu am ci ay techniques ay sécurité yuy tax vulnérabilité bi du am maanaam daal vraiment dëgëral sécurité bi ndox mi pour àll bi dafa am solo ñu ne itam coopération parce que ñun ñëpp dundul nañu lan mooy jafe-jafe ñi mën a am diggante ay réew bu ñu bokki benn dex mbaa ñu bokk benn napp donc loolu mooy li ñuy wax coopération transfrontalière loolu aussi ñu bugg ko dundal la ca des nag mooy ñu seet xam nga ne gouvernance moom dafa am solo naka la ku nekk di taxawee taxawaayam pour que fépp fu ñu soxla ndox ñu am ko fa lépp loo xam ne mooy yitte ci wàllu ndox ñu mën caa taxaw. leneen lu soxal ndox mi waa kaw gi di yittewoo tamit nar nañ ko ci waxtaanee. fexe itam boo dëkk àll yi en particulier ñu defal leen ay projets yoo xam ne ci wàllu mbéy moo xam ne dafay soxla ndox bu du nekkul ndox yi taw ñu dimbale leen ci fànn boobu. résultat yi ñuy xaar fii ba 2021 ci wàllum waajtaayu forum boobule mooy ñëpp mën a jotandi ci ndox mi. am na solo de ndox moom lu jar bàyyi xel la Philométine jamono boobee bokk na ci waa douane ñoom dañoo gis ne kat seen liggéey bi ñu def fala bu dañu boole ci xaralu yees yi ndax jamono ñu doxe waral nag fexe ba mbir ma di gën a gaaw ñu def ci ab ndaje bu am solo boo xam ne ngir waajtaay lu ni mel moo waraloon ñu xew-xew boobee ñu weccante ca Aliou bañ koy def nag kañ fa yebaloon Omar Danso. nouvelle technologie de l'information ak communication maanaam xarale yu bees nekk na ay moyens ngir administration yokk seen xarañte ci noonu douane sénégalaise dafa daldi taxawal ab politique bu bees maanaam éliminer lépp luy papier ci procédure douanière ba tax nañu daldi dajale acteurs yi ngir sensibiliser leen ci boobule service. ay xarale yu bees su amee ci liggéey bi war nañu ñun suñuy partenaire ñu woo leen ci waxtaan wax leen lu ñu def ci loolu. donc loolooy solo ndaje bi tey donc naturellement douane ñëw na ñu ngi composé ses partenaires pour wax leen fan la ñu jëm lan la ñu def ak lan moo des ñu def ko pour gën a ñoŋal économie. projet bu bees bi dina yombalal liggéey bi ak lépp lu jëm ci wàllum contrôle ci biir douane. xam nga këyit moom fu mu am rek day indi diisaay léegi nag su ñuy def dédouanement sans këyit day gën a indi yomb ci liggéey bi. day gën a tax également nit ki lu mu waroon a fay en terme de coût mu gën a wàññeeku day mën a tax aussi soo mënoon jéggi ñaari fan mën nga ko jéggi tey 30 minutes ou bien une journée. lu ëpp ñaari téeméer participants bokk ci administration publique ak ñi di opérateur économique ak industriel waaye tamit organisation professionnelle ak acteurs du secteur informel daal di teewe bi leen ndaje. ba tey ci xibaar yi bokk na ci lu soxal li nga xam ne moom moo di ci jëwriñ dañu gàll wàllum jokkalante maanaam communication ñoom it daanaka ñoom ak jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu gàll wàllum lii di wér-gu-yaram am na ab xaatimu déggoo boo xam ne fësal nañ ko fexe ba seen mbëbët yooyu ñu boole ko ci wàllum xarala yu yees yooyu nga daanele Omar Danso ba seen liggéey daal wàllum këyit ak leneen lu ñu mel ñu daal di koy jël tege ne le xool xarala yu yees yi nga xam ne jamono moo dëppook moom ñu di ko liggéey ngir liggéey bi yëpp gën a mën a ñoŋ bañ koy amal tey it ki nga xam ne teewoon a ndaje ba Codé Ndiaye daal di fexe ba numérique maanaam technologie de l'information et de la communication muy xarala yu bees yi daal di nag dugg bu baax ci bërëbu fajukaay yi loole moom mooy objectif convention bi nga xamante ne ni jëwriñ bi yor wàllu communication ak natangoom bi yor wàllu santé daal di nañ koy xaatim Abdoulaye Bibi Baldé di xam ne ni département am dana def kem kattanam ngir nag mën a fexe ba numérique bi daal di nag am solo bu baax ci këru fajukaay yi ci Sénégal. Nous sommes là pour mutualiser nos connaissances au sujet du numérique
mais surtout pour. ñu ngi fii pour boole suñu doole ngir rek ñu mën a def ay jéego yu am solo ci wàllum numérique fii ci mim réew suñu ñaari département yi bëgg nañu rek lëkkaloo ngir daal liggéey bi gën a mucc ayib am na juróomi projet yoo xam ne teg nañ ko ngir rek daal liggéey bi mën a yemb ci loolu mën nañu jàpp déploiement fibre optique bi ci biir région yi te loolu dina tax ba hôpitaux yi mën a am lëkkaloo. Va faciliter l'interconnexion des hôpitaux et des établissements de santé en général. jawrin bi yor wàllu wér-gu-yaram di rafetlu initiative bu ni mel Abdoulaye Diouf Sarr di xam ne ni lu ni mel dafay rek waral ba santé dugg ci ère numérique mu di technologie de l'information et de la communication yi nga xamante ne nii dafay rek tax ba liggéey bi ñu amal ci département am gën a mucc ayib. dañu tellu si àdduna boo xamante ne nouvelle technologie de l'information communication. lii njëkk mooy ñu xool lépp loo xamante ne dafa laaj ci adapter réglementation bi pour que xarala yooyu mën a dugg ci paj mi ak prévention bi ñu mën ko def beneen bi mooy ñu yore structure de santé ak système de santé bi itam ñu adapter gouvernance bi pour que ñu dugal mbir yooyu ci biir ni ñuy faje mais aussi fexe ba ñu am jumtukaay yi parce que boo amul jumtukaay yaakaar naa ne doo mën a utiliser nouvelle technologie de l'information et communication yi. ministre bi yor wàllu communication ak natangoom bi yor wàllu santé fas yéene boole seen doole collaboration bu ni mel ñaari ministères yooyu la fas yéene ko amal ci juróomu ponk yoo xamante ne nii dafay rek waral ba ministère bi yor wàllu santé gën a nag am ndëgërlaay ak taxawaay bu mucc ayib ci wàllu xarala yu bees yi. ci wàllum xarale la ñuy dese ni Codé Ndiaye bokk na ci lu soxal li nga xam ne moom moo di ab pootaay bu yees boo xam nag imam Ahmadou Makhtar Kanté moom nag bokk na ci ñi ko taxawal ñu gis ni nag lay illéeje ak xemmemteef mooy fexe ba ñi nga xam nag ñoom ñoo di nit ñi askan wi ñu mën a ràññeekle bu baax am nu ñu mën a xàmmee ci yoon wa nga xam nag lii di l'islam daan na koy rëdd may mun a ñaan nag ba ñuy def seen xeexoo boobee moom wuutewu ko. bile portail ñu tuddee tibian.com li ko tax a jóg bokk na ci gën a taaral l'islam waaye it dina tax ñu fay joxe ay xam-xam yu jëm ci l'islam. tur bi mi ngi ma bàyyeekoo ci alquran parce que nag man li ma gëm keneen mën na bañ a gëm loolu li ma gëm mooy ni boo tegul sa tànk fi alquran rëdd rek da ngay réer waaw loolu la julli di gëm ba ma demee ci alquran ma gis ne li ma bëgg a liggéey nii mooy lan mooy fexe ba di xam yëf yi lu yëngu rek lan la wund nuñ koy jàngatee ba mën a xam lu war a nekk suñu taxawaay te l'islam taxawaay bu mu ñu sant rek lu baax lay doon lu rafet lay doon ma gis tibyaan ci alquran borom subhanahu wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa nazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shay wàccee nañ ci yow téere boo xam ne day leeral lépp muy alquran mais nag xam-xam moo lay may nga xam ko mënoo ubbi alquran yi rek ne xam naa économie déedéet da nga koy jàng da ngay xool aay yi jàng ko xool ulama yi lu ñu ci wax firi ko. bile portail dina mën a tax ñëpp ñu koy sàkku ñu daal di am ay xibaar yu jëm ci l'islam. bu fekkee ñun man li may liggéey ak ñi ànd ak man nii lañ bëgg a sonne ci bunt bi pour jox àddina bi lépp lu ñu mën a xam lu ñu mën a gëstu li ñuy xaar tamit mooy àddina moom pour mu jekk rek ay joxante lay doon mooy ñëpp ñi nga xam ni xam nañu liggéeyu site bi lu ñu mën a def seen loxo ci site bi danañ ko nangu. dinañu mën a jàppale parce que àddina bi toll na foo xam ni tey pour nga liggéey foog moom ay jumtukaay waaye itam jumtukaay yooyu ka la koy jox li wolof di wax ko ëmb sa sànqal ëmb sa sutura ki la koy jox bu fekkee bokkul ak yow pas-pas bokkul ak yow jëmuwaay kon da lay manipuler. bile portail dañ ko door ak rubrique yu wuute bokk na ci Tibian Actu Tibian Lab Tibian TV ak Tibian Blog ngir am ay xibaar yi nga xam ne xew-xew lay doon waaye dinañ ci amal liggéey yu am solo ba askan wi yépp mën cee jëlee ay xam-xam. may mën a ñaan kenn mënul wax xam-xam kenn mënul wax diine l'islam it tey tudduñu Cheikh Ahmadou Bamba Serigne Touba Khadim Rasoul loolee nag ginnaaw moom liggéey bu mucc ay ba mu def taxawoon ak boromam ba jural ko ak tukki ca tugal loolee nag démb xaatim nañ ab téere boo xam nag lëj mbéj nañ jaaram daal ci xool ay kàggu yoo xamante ni moom jëmu ci tedd joojee kat nekkoon na ay kiraamam ak i xar baaxam ñu ànd ceeg Abdourahmane Li
Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké wala nga ne Xaadimu Rasul bokk na si ñi nga xamante ne ñoo ëpp solo fiile ci Afrique ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllu lépp li nga xamante ne mooy jëmale islam kanam moom itam doon na ki nga xamante ne mooy fondateur lii lee ñuy wax tarixa murit taxawaayam am na solo lool fii ci Afrique rawatina si Sénégal ci jamono colonisation mu doon mbir bi nga xamante ne neex na kii lee ki nga xamante ne mi ngi koy màggal ci benn livre bi mu bind tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et les autorités coloniales la résistance par la foi. ñaari parti la bu njëkk bi mi ngi ci maa ngi ciy wax guide religieux yi Sénégal yépp bu ci nekk wax naa ci wax sa confrère yi wax li nga fi indi ba pare dugg ci hostilité yi nag ba muy door diggante Sëñ Touba ak nasaraan yi ba pàcc boobu jeexee mu ubbi beneen pàcc boo xam ni ay témoignage la ak ay analyse wax ci njabootu sëñ bu mag bi wax ci jumaa ji wax ci màggal gi. si jamono jooju sax la kiile di benn professeur delloowaat ñu si tàngu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. paysan pauvre jeune gens marabout. baykat di woon baykat bañkat waaye nekkoon kilifa goo xamante ni taxoon na lool ak boroomam nekkoon loo xamante ne dem na ba ñu jàpp ni ak jaxasoo lay indi ci réew mi maanaam tribune publique ngir nag tasaare ak njabootam wala boog ay taalibam moo waral ñu daal di koy yóbbu ca Gabon tukkeem boobee sax mën nañu jàpp ni ca Gabon bu mu def juróom-ñaari at ak juróom-ñaari weer ñu jàpp sax ni loolee moo ko jural dayoo gu mu am ak tolluwaay ak bëgg ko ñëpp def tax it daanaka juróom-benn weer ginnaaw bi ñu yóbbu ko ci Mauritanie foofee mu wane fa ay kiraamam ak kéemtaanam ginnaaw ba nag commissaire ba fa nekk joxe dogal ci autorité ci kilifa réewum France ci kilifa tugal ñu daal di koy indi ci Sénégal. mu doon livre bi nga xamante ne nag joriñ bi ñu denk wàllu aada ak cosaan moom moo ko préfacé wante kiilee nga xamante ne moo bind livre bi moom tuddee nag ñaari kilifa diine yi nga xamante ne seen xeex yëpp mi ngi woon ci tarixa yëpp doon benn. maa ngi ko dédicacé maam Abdou Aziz Dabakh ak seen Sidi Mokhtar Mbacké ndaxte dañuy ñaari kilifa yoo xam ni dañoo marqué Sénégal ci bëgg gun bëggoon jullit yëpp bëgg surtout jullit yëpp ànd nekk benn maam Abdou Aziz li mu fi nekk lépp loolu la doon dox sëñ Sidi Mokhtar bi mu ne cëpp xam ci xalaafa gi li mu njëkk a wax mooy bëggatuma dégg ñu naan kii lii la kele la. mu doon ab daje bi nga xamante ne seetlu nañ ci teewaayu sëtu ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mu di Serigne Fallou Mbacké kooku le sax mi ngi woo jeunes yi leen naan ñu jéem a topp ci ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. ngook di woon téere boo xam ne Moustapha Samb moo ko taalif boo ko naal jëngalale ko Cheikhul Khadim bokk na ci xibaar yi leneen jëm na ci wàllum caada ba tey ñaar ci ay milliards yoo xam ne nag ñooy def di wàllum réalisation soxal ay film long métrage ñoom nag at bi lee nag ñaar fukk ak juróom benn lépp yoon bi nga xam ne ñu amale xew-xew bu ni mel dañ leen caa daanaka bett yi ñu gis ne nag ñoom la ko waral mooy koppar yi ñu leen joxkat moo xaw a yées lool lañ ca séntu woon waaye terewul yoon bu jeexul waax si lu jeex ndax ñaar fukk ak juróom ci ay film daan nañ koy jot a jébbale aw ba ciy leeral. ci ñaar fukk juróom benneelum édition FESPACO di festival bi ñu jagleel wàllum cinéma ren nag amul benn film sénégalais long métrage bu ci bokk moo de Sénégal bokk na ci ñi sanc projet bi ànd ceeg Ousmane Sembène mu doon yaakaar gu tas ci ñi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum cinéma. Ousmane Sembène bokk na ci ñi ko sos daanaka moom moo ko sos bu ñu waxee dëgg-dëgg moom la bu taxawee tey parce que am na lu bari la moo ko xeex ndax pour festival bi mën a toog Burkina Faso bi ñuy wax bu njëkk Haute-Volta la woon donc